jërë ngeen jëf suñu mbokk internet yi ànd ak ñun saa su nekk ci Thiès Info seen site de référence bi ngeen di topp fii ci Thiès ak li ko wër ginnaaw bi ñu leen di yoo jox leen seen wàccuwaay bu baax a baax ak foo leen nekk ci àdduna ñu ñëw def jàngat ci li nga xam ni noonu la réew mi di doxee saa su nekk tey nag ñu indil leen mbir yi Pape Amadou Sarr di ki nga xam ne moo fi nekkoon jiite li ñu duppee DER di structure boo xam ni day gunge ndaw ñi ak jigéen ñi ci wàllu financement ngir ñu mën a liggéey te gouvernement bu Sénégal daal di koy taxawaloon ñeenti at nag la ci def démb ñu daal di koy dàkk gi mbokk gi li ko waral mooy ci 8 mars bi di bis bi nga xam ne dañ ko jagleel jigéen ñi dafa amaloon fu mu amaloon ay activité am doon màggal moom itam ñeenteelu at bi nga xam ne nekk na ko ci structure boobu dem ba xaabaabal ci mbooloom jigéen ñi nga xam ne wër nañ ko yëkkati ay kàddu wax. 21e siècle au Sénégal, on puisse sortir encore des inepties telles que non, ce n'est pas possible, non, elle ne peut pas serrer la main du marabout, du vieux, et elle ne peut pas être dans la même salle. Et pourtant le soir, comme quelqu'un me dit, elle peut bien lui serrer beaucoup plus que la main. jëmale suñu kilifa diine yi waaye jëmale askanu Sénégal muy lu doy waar ci réew moo xam ni daanaka réew moo ëmb ay diine yu bari la réew moo xam ni wax dëgg valeurs yi ak éthique yi daanaka dëkk yi bari ñu ngi koy roy ci doxalinam ak gis-gisam ci àdduna moom njiitul Pape Amadou Sarr nag bi muy yëkkati kàddu googu dafa jàppoon ni xëy na li ko fal mënu ko folli kon jàngat tey lim ci mën a jàngat rek mooy erreur de communication bi am ci discours am waaye itam rëcc gi mu ciy rëcc wëlbatiku di tuub loolu dinañ ci ñëw ci kanam mais ñu tàmbalee ko rek bi mu yëkkatee kàddu yi benn fan lañ ci dox ñàkkul ni xëy na président ak ñi ko jigee yem ci information bi doon daw ci réseaux sociaux yi démb ñoom ci guddi gi ñu jël seen dogal ci décret numéro 2022 621 du 9 mars 2022 daal di koy wàcce ci foofu nga xam ni fa lañ ko tegoon ngir sénégalais yi parce que Pape Amadou Sarr aussi lu mën a xew war na mën a jàpp ci xelam ni fa mu nekkoon sénégalais yi ñoo ko fa teg donte décret ko fal moo ko folli waaye sénégalais yi la fa nekkaloon ndax bu fekkee président Macky Sall dafa taxawal structure boobu wut ay moyens d'accompagnement ngir mu jàppale jeunes yi jàppale jigéen ñi jàppale képp koo xam ne da ngay yëngatu rek ak lépp loo yëngatu ñu lay financer ci DER bi nga ciy liggéey di ci gis sa bopp di verser muy dox ba mu am ñeenti at kon bu jàkkaarloog sénégalais yi rawatina jigéen ñi doon màggal waroon na am beneen discours bu dut ñëw di jëm ci suñu kilifa diine yi. moom Pape Amadou Sarr lan la wax le 9 mars mbokk yi li mu wax nag daanaka jàngat bi ci Thiès Info di def mooy dafa jàpp ni xëy na suñu 21e siècle jii ñu nekk boo yoree njàng mu rëy wala nga def say costume wala say chemise da ngay jàpp ni taxaw nga foo xam ne ci wàllu intellectualisme lu la neex wax alors que da nga réer ndax du loolu doomu aadama ak diplôme yoo mën a am formation bu nu mën a mooñ ci yow jëf joo war a mën a jàpp ni yow war nga ko mën a dimbalee sa réew ci sa xam-xam. amaana war nga defaraat say jikko sàmmat sa toogin ak sa taxawaay rawatina kàddu ci askan bi li mu jàpp nag mooy fii ci Sénégal moom mënta jàpp ni xëy na jigéen wërta mën a jox góor loxo rawatina suñu kilifa diine yi te li gën a yéeme ci ay kàddoom mooy dani bu fekkee dañoo bañ joxem loxo mi te guddi ñuy def lu raw joxem loxo loolu yaakaar naa muy kàddu gu tiis am na ñu bari nag ñu ko interpréter mais effectivement ils ont raison parce que nit ak ndomba tànk boo mën a am kàddu moom da nga ko war a ñabal donte da nga ci jublu sax wax ñu ñaaw donte xëy na population bi la wër ñoom ñoo la ébahir ba nga saaraan wax loolu war ngay defal sa kàddu ndax bu du dara structure boobu mu yor ñàkkul ne am na cellule de communication bu ne ci wetam di ko xelal nan la war a waxee nan la war a doxee ci askan wi ñàkkul ni xëy na ci biir entourage am na ay conseillers techniques yoo xam ni dañ koy orienter ngir erreur donte matuñu mu bañ a jub ci kawam li mu def nag démb sénégalais yi li ñu jàpp mooy mbiri maa tey la mbiri manque de respect sénégalais yi la mbiri manque de respect diine ji la rawatina ñi nga xam ne ñoo ci nekk ak fu nu mën a féete kon Pape Amadou Sarr lii ko président Macky Sall def leçon la boo xam ne kenn ku nekk ci ñun war nga ci jël exemple kenn ku nekk ci ñun moo xam bureau nga yor moo xam direction nga yor moo xam réew mi ngay liggéeyal moo xam ci privé bi nga ne moo xam secteur informel bi nga ne war nga ci mën a jël nag ay mesures te xam ni réew mi moom ay loi ay charte ñoo ko tënk waaye du yaa ma neex du lu ma neex wax du xëy na yenn responsabilité yi gàdd ci sa mbagg moom moo la jaaxal dugal la ci benn signe de complexité ba lu la neex wax déedéet
il faut que ñu dikkaat ci raison tey jii li nga xam ne moo ko arrivé war nañu mën a jàngal ñu dikkaat ci raison mooy lan mooy fu nu mën a nekk ak responsabilité bu nu mën a gàddu na ñuy xam ni bu ñuy wax na ñuy honorer suñuy kàddu nañ koy ormal beneen bi ci des na ñuy jàpp ni waxuñu ak suñ bopp mais Sénégal la ñuy waxal ndax ñooñu fal jiite DER nag wala nga jiite poste ministériel du lu na neex wax loolu du réew mi noonu la mën a demee déedéet parce que la fa teg tey jii sénégalais yi la ndax tey jii ñoo fal président Macky Sall xëy na président nam mu tabax loolu wut koo xam ne xëy na xam-xamam dëppoo na ak loolu mu fal la kon jàpp nañ ni fal gi mi ngi jugee ci sénégalais yi d'abord ñoom ñu fal président Macky Sall. mbir mi nag bi mu ko waxee am na yeneen kàddu yi sax parce que dugg na ci foncier bi dem na sax ba gis jigéen ñi nga xam ne dañuy liggéey te yenn payoor yi nga xam ne waroon nañ koo am yenn góor yi di ko am moom mu xaw koo choqué dem na ba dugg ci loolu mais loolu du domaine am parce que jàpp nañ ni tey masse salariale tey buñ koy xayma ñàkkut ne am na structure bu gouvernement bi def la direction du solde nga fi ak yeneen ay ministère fonction publique bu fekkee da nga war a am intégration donc question de notoriété moo fa feeñ ça veut dire que booy wax public bi di la tàccu wala public bi di la yooxoo wala nga jàpp ni ñu ngi lay déglu ngay gën a saaraan da ngay dem ba dugg foo xam ni waroo foo na dugg kon jàpp na ni question foncière bokk na ci question yoo xam ne da nga koy yëkkati mais yaa ngi taar réew ñu koy moytu bu baax a baax moo xam suñu autorités yi la moo xam ñun ñi nekk ci médias yi di wax mais nañ koy moytu bu baax a baax parce que mën na taal am réew kon wërtu war a mën a saaraan ba dugg foofu indiwaat li nga xam ne mooy mbiri salaire ci diggante góor ñi ak jigéen ñi kon muy lu xam ni xëy na du lu sénégalais yi doon xaar ci moom donte def na 4 ans ci structure boobu du lu président Macky Sall doon xaar ci moom di ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo DER di xaar ci moom ba bërki démb ci 8 mars bi fii ci Thiès am na kuréelu jigéen ñoo xam ne dañu taxaw pour sargal ko mais bu ñu lay sargal te yow ca wet ga yaa ngi wax sa fan wa ça veut dire que ce degré de maturité des na ça veut dire que sa moralité ci wàllu nan ngay gouverner nan ngay jiitee dafa des ça veut dire que sa dëggu ci ay kàddu ngir nit ñi mën a am luñ taataan mën a am lu ñu jàngat saa su ne bu ñu dajee ci say mbir rawatina ñeenti at yooyu nga doon féete ni DER nga yor am nga ay performance yoo ci def ci wàllu financement am na dëkk yoo xam ne xëy nii jàppoon nañ ni DER du fa yegg te yeggale nga fa DER ça veut dire que yow kon war nañ la mën a remettre ci ay raay war la tegaat ci yoon ngir bu ëllëgee lépp loo mën a nekk ci fépp foo mën a dem booy wax ngay wax ak sénégalais yi waaye ngay wax ak àdduna lu ñu mën a dégg mais pas di dénigrer kilifa diine yi pas di yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko jëmale ci askan wi loolu soxlawuñ ko ci njiit te xaaruñu ko ci njiit fii ci sunu gaal. beneen kàddu bi gën a doy waar nag bi nga xam ni Pape Amadou Sarr taxaw na fa def seetlu mooy jàpp na ni jigéen ñooñu mu jàppe ni xëy na ay impropre leen ci xëy na négligence ak ci xëy na nangam ci lim xalaat jàpp na ni guddi gu nekk wala bis bu ne ñoom ñooy taaj booli reer yeeg booli añ yi ak di bokk ak seen ñi nga xam ne ñoo di seen i borom kër ci ay kawilal yooyu kàddu sax baaxul di fësal ci loo xam ne ay média la rawatina àdduna di ko gëstu ndax nag bu mu fàtte ni Sénégal bu ñu demee bay màggal 8 mars c'est parce que xëy na li ONU jëloon ci atum 1977 jàpp ni 1857 amoon na ay jigéen ñu dajale woon xëy na doon revendiquer ci benn société boo xam ne dañ leen a ñàkkaloon fayda ba ñu def jëye ju ni mel nga ñëw indi l'histoire de Talatay Nder fii ci wàllu ci Sénégal ak la mu wone yépp ñëw ba ci 1910 ci jotaay bi nga xam ne moo amoon ci jigéen ñi yëngu ci wàllu politique rawatina parti socialiste bi nga xam ne jamono boobu yaatu woon na ci àdduna bi ba benn doomu Danemark yëkkati ci ay kàddu ba tey jii ñu daal di firndeel naka la ñuy def ngir jox jigéen cër muy loolu di way xëy na ONU bu càmbaree yooyu yëpp phase historique boobu yëpp frise historique boobu yëpp autant pour moi bu ko càmbalee xëy na jàpp na ni jigéen war na mën a am ak yelleefam fépp fu mu mën a ne ci ay doxinam ak ay tëralam xëy na loolu moo indi 8 mars bi ba tax na ñu koy célébrer waaye nag 8 mars ñu koy màggal nga toog jàpp ni lu ne war nga koo mën a wax fu ne war nga faa mën a dugg loolu da ngay dugg ci erreur wala ngay nager ci gaal goo xam ne ëllëg da ngay am ay rëccu du loolu la jigéen ñi Sénégal di xaar ci yow du loolu la askan wi xaar ci yow ñu gis nag mbir mi bi mu jugee décret bi daanu bari woon na ay polémique tey bu ñu consulter Dakar Matin gis nañ professeur Ngouda Mboup mel ni ku koy jàppal tànk moom li mu jàpp mooy décret bi nga xam ne moom moo tekki ndomba tànki Pape Amadou Sarr décret bu illégal la ndax dafa war a
ça doit être contresigné par le premier ministre. Ça veut dire que du point boo xam ne dañ koy politiser. Sénégal nañ am réflexe boo xam ne bu ñu tollootee ci yenn situation yi liñ ci mën a jàngat mooy ki def erreur donte doomu aadama la l'erreur est humaine moom assumé na ni def na erreur jéggalu na mais na ñu jël erreur boobu interpréter ko kenn ku nekk ci ñun jël ci ay solution ngir ëllëg ñu mën koo servir de référence ou d'exemple. C'est important mais waruñu mën di ko politiser parce que tey poste premier ministre donte 2019 jëlee nañ ko ci nguuru Sénégal ñi ngi jëm ci ay législatives président. amoon na lu mu ci waxoon nit ñi doon xaar remaniement ba léegi amut xamuñu kañ la xamuñu après législative la xamuñu avant législative la muy lu lëndëm ci bëtu sénégalais yi kon jarut a politiser par rapport ak fait bu am boo xam ni ñëpp teg nañ ci seen bët jàpp ni du kàddu yoo xam ni kàddu yu teggi ne la jàpp ni du kàddu yoo xam ni kàddu yu logique la kàddu yu xel mën a nangu la kon nag professeur Ngouda Mboup bu fekkee da ngay jàppal tànk ki nga xam ne moo di Pape Amadou Sarr amaana sénégalais yi ànduñu ceeg yow benn boor ndax li mu yëkkati dëppoowut ak jikko yi mooñee Sénégal dëppoowut ak fi ñuy xaar leader fii ci sunu gaal. kon nag émission jàngat tey moom dafay jàngat point bi mais da ci am déception te loolu wax dëgg kenn ku nekk ci ñun rek war ngay mën a jël ay jàngat yu bari ci mbir mi. te président Macky Sall bi mooy ñaareelu yoon mu koy def ci ay njiitam ndax boo xoolee maître Moussa Diop mi fi jiite woon Dakar Dem Dikk nekk leader politique ca Podor yëkkati woon na fi ay kàddu ci jamono ci benn rajo di wax naan Ila Touba bi dañ ko war a mën a yóbbu détruire ko def ko Ila Fouta muy wax joo xam ni lu doy waar la parce que tey jii boo xoolee Touba benn représentativité la ci biir Sénégal benn këru diine la boo xam ni macha allah. wax dëgg ak yeneen këru diine yi ne ci biir Sénégal muy ñu mooñ Sénégal ñëpp nekk benn kon am na kàddu yoo xam ne waruñu ko yëkkati di ko jëmale ci këru diine googu. boo fekkee da ngay yor ay émissaire am ñoo jiital teg leen ci ay barab war nañu am ay doxalin ba duñ laal ay tarixa war nañu am ay doxalin ba duñ laal religion war nañu am ay doxalin ba duñ laal askan duñu beddi kenn ndax Sénégal dafa ne pays laïcité boo xam ni li ko mooñ dafa bari te jàmm yàgg fi. kon képp kuy politique rek ak fànn boo mën a ne wala sax politikoo nga jiite ab institution wala génn kuréel ab ONG wala organisation société civile jox la benn notoriété bi ça ne veut pas dire que da ngay ñëw di dénigrer société sénégalaise bi du loolu parce que du loolu lañ ko tabaxee. kon mën na ni ñaareelu yoon a ngi nii président Macky Sall di jël ay décret ci kaw ay nitam kon mën nañu jàpp ni kenn ku nekk foo mën a ne moo xam public la service étatique wala ci privé bi. war nga mën a defaraat sa toogaay ndax Sénégal du lii moom moo mën a yóbbu Sénégal ca kanam du lii moom moo la mën a may buzz ci say rencontre wala say discussion ak ay askan. boo gisee nag réaction yi mi ngi tàmbalee di exploser bu nu sukkandikoo ci côté diine ji Oustaz Babacar Niang tontu na ko ci Asfiyahi télévision ci émission bu mu fa doon amal sunu diine doon waxtaane les bienfaits du mois de Chaban xam ngeen ni nag léegi ñu dugg ci Ramadan. donc mu amoon ci ay waxtaan doon ci yaatal bi mu ci ñëwee wax na ni dafa juum wax na ni kàddu yi mu yëkkati du kàddu yi responsable wax na ni xeeb na sénégalais yi waaye xeeb na suñu këru diine yi bu nu xuusee tuuti ci suñuy gëstu Oustaz Seydou Ly moom itam jàpp na ni l'islam la insulté parce que bu l'islam diglee ni jigéen wërta nuy góor tey jii ñi bokk ci diine l'islam ci Sénégal di dund loolu moom su ñëwee bëgg a renverser cette tendance indi wax ji mën nañ ci bu nu sukkandikoo ci waxi Oustaz Seydou Ly day tuutal li nga xam ne moo di diine l'islam kon jàpp na ni Pape Amadou Sarr juum na tuub na waaye tuub gi waroon naa mën a ñàkk ci kaw mu amoon ay responsabilités yi mu dugaloon ci boppam xam ni bu defee safaan am na lu ko cay fekk ndax place boobu mu nekk tey jii ay millions de sénégalais ñu ngi fi ëpp fi kenn am njàng gënu fi yaatu kenn dënn ëpp fi kenn ay relation gënu fi intelligent kenn xëy na yàlla moo jaarale woon ci président Macky Sall ci poste boobu mu amoon yéene ci Sénégal teg fa Pape Amadou Sarr ngir mu dimbali askan wi parce que teguñu ko fa ngir mu dimbali boppam wala muy wut ay base wala muy wut buzz déedéet mais dañ ko faa teg ngir soxlay askan wi ci wàllu koom mu man di ko mottali ba nu man di def seeni activité man di yëngatu kon nag tey jii fi ñuy daanele rek mooy raison la boo xam ni sénégalais yëpp apprécier nañ ko waaye raison la boo xam ni képp kuy responsable ci réew mi jël nga ci exemple ba booy wax ëllëg ak foo mën a ne nga am ay looy bàyyi ak looy wodd
ndax kàddu moom balu fital la bu génnee dootoo ko mën a téye degré de puissance am nit ki koy génne mënu ko téye kon jàpp nañ ni kenn ku nekk ci noonu war ngay toggaat say wax te xam ni réewum Sénégal moom nii la war a mën a tëdd muy jàmm ak salaam muy kenn ku ne diine ba nga mën a fare ñu fexe ba respecté ko fexe ba yow sa diine jooju nga gëm ko la muy jàngale nga topp ca ndax noonu la Sénégal tëddee waaye du question que da ngay dajale ci mbooloo di yëkkati kàddu di am ñooy sànni wala ñooy xëpp xeme du dox fii ci mim réew du dox kon nag jàngat ci Thiès Info loolu la leen indiloon ñoom seen mbokk moo nekkoon ci jàngat àndoon ak Pape Diabel Wade moo ñu doon gunge ci image yi ak ki nga xam ne moo di Ngoné Mar vraiment ak Kanasatou Ba ñu ngi leen jaajëfal di leen jox beneen rendez-vous bala ñu yëkkati rek ñii leen di fàttali ni leen seen émission jàngat ci Thiès Info door na képp koo xam ne rek bëgg nga koy suivre mën nga abonné d'abord ci li nga xam ne moo di seen YouTube bi di aimer waaye ngeen di bàyyi seen i commentaire ndax loolu moo ñuy dimbali ak di partager yenn vidéo yi ndax jàngat dong lañ fi am amuñu benn position jàngat fi actualité bi toll jàngat fi réew mi toll ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen sujet fii ci Thiès Info jërë ngeen jëf.